سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليكم mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam comme nañ leen ko waxee woon ba ñu def téléthon ba tey ña nga xam ne ñoo ko séqoon muy la mairie de Yoff représentée ici par man Abdou Mbeng premier adjoint au maire ak Amadou Ndiaye Papa Kara Mamadou Mbeng l'APEXI représenté par Dr Ngara Diène, les imams et oulémas représentés par Imam Bass, Yoff Mbolo TV ak seen mbooloo mi yëpp ñëw représenté donc mën nañu wax par seen directeur général bi ñuy wax léegi la Babacar Mbeng dugg chef de cabinet bokk ci délégation bi xam ne donc maire moom la yebal ñu war a ñëw nag restituer li xam ne donc mooy téléthon bi ñu doon def parce que ba ñuy laaj télé bi lañ jëloon ñëpp ñëw gis ñu donc lépp lu ñu ci defaat tamit télé bi lañu waxoon day ñëwaat ñëpp def ko on avait dit que commission bi ñu def maire yi moo koy séq APEXI da koy séq imaam yi séq ko Yoff Mbooloo TV séq ko loolu lépp plus de transparence moo taxoon ñu def ko donc tey dañoo ñëw fii indi lii xam ne donc moom la ñu am lépp téléthon bi pour Yoff gépp dégg ko te liñ ci wax tamit bu suñu paree dinañ wax nii xam ne moom lañ ko bëgg a doxal tamit pour yëf yi donc dañuy jox dans un premier temps directeur Yoff Mbooloo TV Amadou Ka te ñu gën ko xam ci tur Sias moom mi xam ne moo jël de Yoff TV mooy seen directeur mu ñëw wax ñu li xam ne donc moom la ñu indi après bala ñu laa jox ñeneen kàddu gi donc. auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi sant yàlla bu baax dellu di santaat yàlla di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di leen nuyu yéen ñëpp imam maa ngi lay nuyu monsieur le maire As tonton Karak Babacar ak waa Yoff TV yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen nuyu nag nuyu bu gën a sell ci nuyoo yi. ndax tey mën naa wax ne bésu mbégte la ndax ba ñu wootee ànd si ak APEXI ak maire bi waa Yoff sunuy mbokk dañu fekk si bi nu fekkasee ñu def téléthon bi yàlla defal ñu si sutura ñu am loo xam ne sax mën naa wax ne raw na suñu njort lu ñu xalaatoon maanaam bu dee si wàllu matériel dañu am 20 sacs yoo xam ne moom la Abdoulaye Makhtar Diop joxoon 20 sacs yu 50 kilos ceeb muy une tonne moom la Abdoulaye Makhtar Diop joxe Moustapha Tall joxe 10 sacs yu 50 kilos Baye Seydi Samb joxe 20 sacs yu 25 kilos waa daayira Maam Farma bu Ndenaat jox ñu ay satala ak ay yi ñuy raxasoog yooyu 28 pièces donc loolu mooy ci wàllu matériel bi mais ci xaalis bi dañu am une somme de 8,144,500 li indi 144,500 yi démb ci ngoon waa Maasu Ngapparu dañu fa ñëw indi fa 100,000 francs defe naa ne loolu ñu ngi koy seetaan sa télé bi donc loolu moo yokk somme bi noonu bi ñu defee total ba pare ñoom lañ ñëw donc ci biir loolu tey jii li ñu fi dajale woon mooy la ñu waxante woon ak askan wi rek la ñuy mottali maanaam dañu ne woon suñu paree dañuy ànd jël li ñu am yëpp teg ko ci loxo monsieur le maire comme ça bu ñu paree def benn commission comme ni ko maire waxee wax ne commission bi day composé imam Yoff TV maire yi ak APEXI donc commission boobu xam naa ne après ci lañ jëm ci waaye daal ñu wax ne man tey dafa mel ni yenneeku naa yan bi ma yan woon ndax diisoon na ci man trop ma yor alal joo xamante ni Yoff ko moom ma di ko fanaanoo di ko yendoo vraiment tey jii bi nga xamante ne ñëw nañ fi jox ko monsieur le maire comme niñ ko waxee woon dafa mel ni poids bi teggeeku na kon nag ñi ngi gërëm Yoff gépp di sant Yoff gépp di leen wax ne la sa des li ñuy am jiixe jaaxa naan lii dina am ak lii du am la ñu waxante woon ak yéen dafa mel ni ñetti phase la benn bi moo doon ñu toog laaj muy téléthon bi deuxième bi mooy ñu ñëw indi ko ci monsieur le maire troisième bi
mooy ñu def commission bi après wàllu séddale bi ñëw na xelu ñëpp a dal nag xelu Yoff gépp na dal lii politique dugg si du affaire u maire yi du affaire u APEX yi du affaire u Yoff TV du affaire u imam xam ngeen affaire u ñan la affaire u population de Yoff la lu Yoff moom ñu war ko delluwaat ci biir Yoff ni mu gën a sete ni mu gën a selle ni mu gën a rafete noonu lañ koy defee ndax defe naa ku xam Abdou Naar am na benn bàkk sax boo leen koy faral di bàkk naan borom loxo bu neex bi ku xam imam xam ne ku jub la as jéenit ku ko xam ne xamoo ko lu dul si teey yar ak teggin ku xam siyaasit xamoo ko lu dul si liggéey kon ñi ko siix ñëpp mën naa wax ne seen xel mën na dal que ne dina dugg si kër yi mu war a dugg bu soobee yàlla lépp lu si am dinañ ko wane si télé bi comme ni ko monsieur le maire waxee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. directeur Yoff TV donc wax ji nga wax rafet na wax ji sell na nga wax ne rek liñ fi dajale lépp 8 144 500 francs la en nature am nañ une tonne de riz bu jóge fenn am nañ 10 sacs yu jóge fenn am nañ 20 sacs de 25 kilos yu jóge fenn donc loolu boo ko xaymaa defe naa 2 tonnes de riz donc 2 tonnes de riz mu ngi fi donc ay jumtukaay yoo xam ne ay raxasukaay la ak yooyu 28 pièces donc loolu mooy li xam ne moom ngeen xayma ne donc moom lañ liggéey donc wax ji rafet na dañuy jox imam Bass donc moo au nom donc des imams ulémas de Yoff. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salaa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp da ci jiital monsieur le maire Abdou Naar Mbeng ak mbooleem ñi nga xamante ni ñooy bokk ak moom liggéey bi di jiital kilifa gi suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na yàlla sàmm ko du nuyu bu baax Papa Karax Mbeng di nuyu itam docteur Omar Ngala waa APEXI di nuyu itam monsieur Amadou Ka di directeur Mbooloo TV di nuyu Babacar Mbaye ak mbooleem ñi fi teew ñëpp insha allahu rabbi kaddu yi nga xamante ni moom la ñuy yëkkati nag du suñuy kaddu mais asalatan an nafsi wa niyabatan an ixwaani kaddu la yoo xam ne mi ngi jóge ci kilifa gi di imam ratib imam Mouhamad Ndoye kaddu la tam boo xamante ne dina ëmbaale association des imams et oulémas de Yoff bi nga xamante ne imam Moustapha Samb moo ko jiite yàlla dogal na ne nag téléthon bi bañ ci commencé ba tey la borom burdu ba waxoon rek ba muy bind téere ba muy tëj ne alhamdulillahi fi bad'in wa fi xatami maa ngi sant yàlla ci ba ma commencé ak ba may terminé loolu lépp dañ ciy wax alhamdulillahi rabbil alamin ndaxte bu ñu la yabalee tam da ngay rendre compte def naa ni ba ñu commencé ba léegi fépp fu ñu yem ñi ñu yónni woon ne leen def na leen nangam ba réunion bii ñi teew nii balaa ñu fiy ñëw oo nañu imam ratib ndaxte télé moo ñu tiim moo tax ñu wax oo nañ ko kat war nañ réunion tey pour nekk dernière réunion wane na kat lii lañu am alhamdulilah tudd nañ somme bi léegi muy 8 144 500 francs mu wax ci wax ju rafet joo xam ne tam bu ñëwee fii dañ ko war a féddali imam ratib ci boppam ba may ñëw fii nee na ma lépp loo xamante ne def ngeen ko te tegu ci yoon man ànd naa ci man imam ratib ña nga xamante ne ñoom la bokk liggéey itam woo naa leen ci lu mel nii parce que yéen a ñu ci dugal moo tax lii itam day wane ne am na transparence parce que mënoon ngeen pare rek jël xaalis bi compté ko seen biir mais ngeen ootewaat ne kaa leen toog ñu seede imam ratib ci suba ba ma jokkoo ak moom mu ne ma benn kàddu rek laa am mu ne comme que affaire bi jeex na man imam xam nga ne aw ma jot yow lañ fa yabaloon continuer bu ko defee li may wax rek mooy lépp loo leen ci dajale ni ngeen ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo kàddu gii la ma wax jeex na mu ne lii boo leen ko defee rek doy na bu leen ma oo bu leen oo kenn jeex na lii rek laa soxla kon daal bu may ñëw avant may dugg fii la ma wax lii kon su ma ñëwee fii tam war naa ko waxaat parce que nee na lépp lu ñuy def mu ngi koy suivre téléthon bi mu commencé ba léegi képp ku ñëw képp ku ñu invité lépp lu ñu fa def nee na lépp nekk na samay nopp waaye itam yemuñ ci loolu dañ koy oo téléphone di wax ak moom parce que man miy toog itam bokk naa ci 5 sages yi nga xam ne dañ leen tànn pour ñu nekk ci wetam ñu gën see féete ndaw man ak imam Sini moo tax ñu bëri ñu may faral di gis yu mel nii moom daal mu leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla lii yàlla nañ ko def ay yoon parce que feebar bi rek warul tax ñu def ko mais war nañ ko continuer waaye nag lii dafa nekk loo xamante ne matewul ñëpp mais ñu ci mën a am rek dañuy yóbbaale ñeneen ñi incha allahu rabbi
kon imaam mu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf imaam ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yi xam ne donc yëg nga ko muy kàddu yi rafet yoo xam ne mu ngi jóge ci l'imam ratib de Yoff El Hadji Mouhamed Ndoye xam nañ ne rek comme ni nga wax nii lu rafet rek nga fi wax et que li nga wax lépp mooy lépp lu jóge fii li la imaam digal mooy na delluwaat ci fi mu war a dem te incha allahu rabbi xam naa ne suñu defee la commission bi xam ne moom la ñuy wax loolu mooy jeexatal bi li ñu intéressé mooy lii lépp delluwaat foofu lii tey du delluwaat ci APEXI du dellu ci mairie bi du dellu donc ci imaam yi day delluwaat donc ci les populations donc noonu la ñu jël kàddu gi jox donc le représentant de l'APEXI le docteur Ngalla Diène. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi jël nuyoo bu gën a tedd di ko teg ci loxo monsieur le maire monsieur Abdou Mbengue di jël loxo nuyoo bi di ko teg ci loxo imam di ko teg ci personnel yu Yoff TV à travers aussi Amadou Ka di SIAS di nuyu ñëpp waaye it di nuyu mbooloo mi nga xam ne ñoo ngi nekk di ñuy suivre ci Yoff TV dama waroon ànd fii tey ce matin ak El Hadji Abdoul Aziz Thiaw bi ñu waxtaanee ak président moom la ñu waroon àndal fii ci séance de travail bi yàlla daf léegi bi ñu laa dugg sàll la ma woo ne ma nañu doxal moo ngi ñëw dafa am lu ko dab léegi ci yoon bi mu ne moo ngi ñëw fekk ñu donc kàddu gi may yëkkati dama koy yëkkati ci turu président APEXI ak ñëpp ñi nekk ci comité d'honneur ak comité directeur bu APEXI. APEXI nag position par rapport liggéey bi ñu doon def moom moo tudde boppam association pour la promotion économique culturelle et sociale bu Yoff Yoff yi démb ak tey ci acronyme bi gis ngeen ci social moo tax keroog bi Yoff TV amee xalaatu organiser téléthon bi mu ñu saisiré à la suite de monsieur le maire ñu ne ko ñun dañu am obligation morale participer ci lépp loo xam ne dafay suqali askan wi surtout dans sa dimension sociale téléthon nag bu ñu ko waxee essence bi déroulé bi ak finalité bi yépp sociale la moo tax APEXI mënu ci woon man bañ bokk ñoo ngi leen di gërëm bu baax parce que bi APEXI ñëwee fekk ci leen ci liggéey bi dafa leen ñaan ne leen liggéey bi nañu ko wodd mooy dafa am benn adage bu tubaab bi di faral di wax mu ne la confiance n'exclut pas le contrôle loolu moo taxoon ba APEXI ñëwee fekk ci liggéey bi mu ne leen nañu ko wodd ñàkk ko ba nga xam ne naam waa dëkk bi wóolu nañ ñu waaye bu ñu paree nañ leen ko faram-fàcceel ba nga xam ne kenn du ci am xel ñaar loolu moo nekkoon illawu ñu daal di contacter benn huissier mu ñëw accompagner liggéey bi ñuy profité ci occasion bi di gërëm le cabinet de maître Adama Dia bi ñu doon accompagner ci liggéey bi waaye it gis ngeen ci ñaari séquence yëpp muy week-end bu njëkk ba bi ci topp def nañ ko travail d'équipe mairie bi en tant que institution municipale yiir na liggéey bi apporter sa caution li koy mandargal mooy autorisation ba nga xam ne moo waroon a mën a tax ay citoyens organiser téléthon bi moom bii ko Yoff TV saisiré dox na ko auprès de la préfecture ba ñu am alors autorisation boobu d'agir yiir nañu ci appui na indi na lu ñuy wax la caution institutionnelle ne naam man mairie li ngeen xalaat nii en tant que citoyen ànd naa ci cautionné naa ko te dinaa ci ànd ak yéen loolu dafa am solo parce que bu doon ay citoyen rek ñoo jokk ne dañ koy def illégalité dafay dugg parce que nag nous sommes dans un état de droit mais mairie dafa accordé wu ak ñi ko initié mais mu ne dinaa leen yiir andi leen lu ñuy wax l'appui institutionnel la caution institutionnelle pour dire que man mairie bu Yoff ànd naa ci li ngeen di def te dinaa leen accompagner. imam naka noonu imam keroog ba ñu ko seetee APEXI doon ko yóbbul suñu contribution keroog la ne mais yéen li ngeen def nii rafet na ba nga xam ne il faut ñu seet stratégie pour que bépp askan bu nekk fii ci Yoff participer ci élan de solidarité bi loolu Yoff TV moom la jëmmal à travers proposition bi mu def donc Yoff TV aussi dafa wane que ne màgg na parce que yamatul ci nga organiser rek mu daal di lay jàllaleel sa information léegi dafa initier ne tiens li ñuy wax RSE moom ngeen def parce que
defatu leen kaay ma jàllale sa information nga fay ma da ngeen initier loo xam ne dafay dellu ci askan bi loolu moo tax Téléthon bi mu nekk modèle moo tax dañ ko war a aar ñàkk ko documenté ko ba nga xam ne ëllëg danañ ko war a mën a jëfandikoo pour perpétuer ko parce que nii la ñuy animer une collectivité territoriale ñi ko seq administrateur ak administré ñoo joxante loxo waxtaane benn mbir jëmmal ko jëfe ko ba mu jur lii loolu moo tax mbir mi rafet APEXI nag comme nu mu leen waxoon rek moom social du 1er janvier au 31 décembre si lay dox nattu yàlla ñëw na ba nga xam ne social bi imposé na boppam yeneen secteur d'intervention yépp moo waral ci état bi ci commune bi ci kër yi sax budget yi sax réaménagé nañ ko pour gën a siggil dimension sociale bi APEXI mu ngi leen di gërëm bu baax di rafetlu bu baax encore une fois union boobu am autour de cette thématique mais aussi di ñaan yàlla lii nga xam ne moo si jotu juddoo te mu nekk espèce ak nature bi dañ koy chiffrer bu ñu ko chiffrer ñu xam boo ko dollee ci kii bi espèce bi nga xam kii global bi collecte global bi lan mooy njëgam après nag ñu ñaan yàlla rek yàlla na ko ñi nga xam ne ñoo ko war a yeyoo yàlla na yegg ci ñoom te bu yeggee ci ñoom yàlla nañ ko murloo te lii ñuy ragal ci mbir mi yépp aussi vraiment yàlla nañu koy yàlla fànqal ba nga xam ne day nekk lu ñuy fàttaliku lii si jot a tiis yàlla na ko fi yàlla yey yemale lépp lu ñu ciy ragal ci lu ñaaw yàlla buñ ko seen bay dajak moom lii daal laa ci amoon doon ko wax ci turu président wu APEXI ma waroon ànd fii si jotaay bi ak El Hadji Abdoul Aziz Thiaw yàlla dafa juste bi may dugg ci salle bi ci la ma woone ma dafa am lu ko téye mais dinañu def après maa ngi baalu ak ñëpp di ñaan yàlla encore une fois di profité ci occasion bi pour vraiment remercier kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp masawu leen coono ñaan yàlla nañu yàlla sàmm taxawu njaboot gi yëpp jërë ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp dinaa ñëwaat léegi si remise bi li xam ne donc moom la si mairie xalaat après ñu waxtaan après pour mën ko jébbal la commission donc comme ni ko docteur Ngalla waxee léegi bu ñu évaluer ñu ngi am 8 144 500 ak 2 tonnes de riz 2 tonnes de riz bu ñu ko évaluer c'est 770 000 parce que tonne bi bu fekkee ceeb bii ñuy wax ceebu parfumé bi la 285 000 lay jaar donc bu ñu boole bee doon 8 914 500 docteurs léegi léeg-léeg la ñuy xayma après 28 pièces yooyu comme ni ñu wax ñëpp xam ne donc Téléthon bi lii la indi dañuy gërëm waa Yoff gépp ku joxe ak ku joxewul ku amoon yéene joxe ñëpp parce que am na ñoo xam ne amoon nañu yéene joxe mais yi fi jottandekul woon am na ñoo xam ne seen yéene joxoon nañu dox ba foofa ñëw képp ku si def sa dërëm ak ku si defal sa dërëm mais dañuy remercier la population de Yoff parce que joxe dafa metti tey yàlla dogal lii am waa Yoff dajal seen alal indi ko donc lii du ñu wax ne kenn nit la wala ñaar Yoff gépp ko joxe lii Yoff joxe nag am na solo parce que bu ñu ne en espèce 8 144 500 xayma ne 2 tonnes de riz 770 000 xayma ne jot nañ 28 pièces yoo xam ne ay raxasukaay la ak ay sata la donc loolu bu génnee si Yoff comme ni ko directeur léegi Amadou Ka waxee weesu na suñu njort parce que je me rappelle premier jour bi ñu toogee di commencé Téléthon bi am na ñu doon wax war nañu am 5 millions donc loolu defe naa 5 millions moo woon suñu cap mais yàlla def ñu àgg 8 millions et quelque donc jërëjëf waa Yoff di leen wax ne tamit ñun toog nañu waxtaan ñu ne lii alal la joo xam ne Yoff moo ko indi Yoff moo ko moom ñun dañuy jëlaat alal ji jébbal ko waa APEXI parce que APEXI moo fi nekkal Yoff mais commission bi ñun dañ siy ñëw bokk taxaw Yoff Mbollo TV dafay ñëw bokk taxaw imam bi bokk taxaw te su ma xaymaa commission boobu APEXI dañu leen di jëlaat lépp jox leen parce que tey jii as wax na ne APEXI day dund social du 1er janvier au 31 décembre ñun ñii xam nañ si lu bari ñun waa mairie ñun it dañuy liggéey social mais dañu yor liggéey boo xam ne dañuy bañ li jaxase suñu liggéey parce que ñu ngi bëgg commencer liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy def pour les populations de Yoff parce que liggéey boobu bu ñu ko boolee bii rek dina xale jaxas suñu liggéey certes génnuñu si lii parce que dañ si bokk moo tax dañ si am représentant boo xam ne tey Mamadou Mbengue Mële le maire désigné ne ñun commission bi moo si représenté maire yi APEXI xam naa as dina wax kenn lañ désigné
imam bi defe naa décidé nañ imam Baas yéen Yoff Mbollo TV bu ñu laa jógee fii di nga ñu wax kan ngeen désigné ñooñu composé donc la commission moom seen liggéey mooy lan lii comme ni ko imam waxee du lu bari waaye defe naa bu ñu ko jëndee denrée alimentaire comme ni ñu ko wax jënd ko suukar jënd ko ceeb jënd ko diwlin comme ni imam wax mën na am ba dina laal juróomi famille si Yoff wala juróom benn famille si Yoff juróom benn famille yooyu nag ñu bind leen teg pencum Ndakaaru def na liggéey bu am solo ñu bind ñooñu teg état mu ngi def liggéey bu am solo ñu bind ñooñu teg parce que li ñu si jublu imam mooy doublon bañ a am parce que tey il faut ñu liggéey yax si lii les comités de quartier yi ñu xam ne ñu commencé def benn liggéey de recensement maanaam tey suñu paree as ne ñun kat jënd nañ nangam am nañ 50 familles am nañ 200 familles am nañ 400 familles si Yoff ñu xool ne quartier bu nekk nañ la jox temps mais tamit quartier yi am na critères yoo xam ne foog ñu liggéey parce que am na quartier yi yemuñu donc séddale quartier bi mënuñu yem parce que ñun sax la ñuy séddale am na ay quartier yoo xam ne ay quartier yu mag la ak ay quartier yoo xam ne quartier yu ndaw loolu tamit ñu sóor si ba nga xam ne tey dinañ def état la ñu ne kat dugal nañ daagu daan temps daagu daan lañ fa dugal ñu waxtaan ak commission daagu daan ba fa nekkoon ne leen kat téléthon bi am na yeneen fukki nit yu mu dolli mais bu leen boolee njagay sa mi xam ne donc bindoon ko maanaam exemple la wala bu leen beewle Amadou ko parce que Amadou ko dina am fii donc ça permettra séddale bi ñuy séddale dana mate wala matewul tey tuuti ñooy am mais bu fekkee ne téléthon bi jox na aas peccum Dakar bi jox aas maire bi jox aas état jox aas mu nga këram ñeenti cër yoo xam ne tey ji lu muy dunde fekk juróom benn weer la wala juróom ñaari weer ñu ngi bàyyi nag tànt diw fële amul si benn donc loolu dëgg la ñuy moytu moo tax donc ñun li ñu rafetlu mooy dañu jëlaat mbir mi jébbal lépp APEXI dem téye ko ñu def commission bi réunion ñu ko def APEXI parce que lañ say bañ mooy ëllëg nit ñi naan kat waa maire yi ñu ngi jël nañ téléthon ba ñu ngi kaa politique jox nañ seen i militant bàyyi nañ kii transparence googu aas oote xam nañ ne yéen ñii ñëpp ak Yoff gépp óolu ngeen maire bi óolu ngeen le maire ba ñëw jébbal ko li loolu mooy confiance bi xam ne donc moom lañu wax mais tamit ñun confiance bi xam ne donc am nañ ko ba am ngeen ko si ñun duñ ko fayir benn yoon lépp lu ñuy liggéey tamit si transparence lañ koy defee Mamadou mu ngi nii lépp loo xam ne donc ñun ñu ngi siy liggéey parce que dañ ne état bi li mu joxe lii la ñun jot nañ xayma yi parce que état li mu joxe tey ji imam bi ñu ko xaajee ñii xam ne ñoo amoon bourse de sécurité familiale dañ ne ñoom dañuy am d'office donc quartier yi bi ñu xoolee comme ni nga wax ñi sax yemuñu woon li ñu am na quartier yoo xam ne ñoo ëppale woon ay nit ñoom ñoo ëppale si bourse de sécurité familiale ñu génn liste boobu teg nañ ko ñu def benn commission boo xam ne ñu ngi ko defee sa APEXI gële parce que foofa lañ ñëw ñu oo Yoff gépp ñu ne commission yi kaay la ñu def ko bi ñu defee commission de supervision bi APEXI mu ngi si Yoff Mbollo mii mu ngi si biir association yi ñu ngi si maire yi ñu ngi si imam yaa ngi si loolu mooy comité bi xam ne mooy comité local bi ñooñu seen liggéey mooy seetu les sous commission yi bañ ko defee quartier bu nekk jox nañu sa quota comme ni ñu jotee xayma bi ñu ne Yoff am na 7060 familles yu muy jox bi ñu génnee ñii nekkoon bu sécurité familiale mu des 5258 ñu xaaj ko ay quartier am ñii am nañ 300 ñii am 250 ñii am ainsi de suite quartier yooyu ñu leen dem leen ngeen waxtaan yéen a gën a xam la xew sa quartier waaye fexe leen ba mu doon comme ni as wax loo xam ne ñëpp a ko bokk moo gën ñu naan délégué bi tëju na joxe na imam jox oo leen imam ba oo leen délégué quartier ba oo leen conseil ba fa nekk oo leen bu fekkee école ba am na directeur d'école am na école comme par exemple Daouda ñu leen oo leen directeur d'école ba Ngappa bi ñu leen oo leen directeur école de ainsi de suite ba ñëpp a toog ak ASC ba ñu leen nag yéenay définir les 300 cas de ndenaat ñoom ñu waxtaan ne kat yaay diw tant ba signé PV yónnee ñu ko ñu jël PV boobu wax yëpp jébbal ko sous-préfet nekk lii mooy lu ndenaat lii mooy lu tóngoor lii mooy la kii parce que tey ji loolu si wàllu commune bi la commune bi compte na 23 quartiers boo si boolee Cité Nouvelle mais liggéey boobu yëpp def nañ ko ba quartier yi ñu ngi commencé def seen kii altine incha allah hôpital lañ ko war a indi ñun dëgg li ñu def nii nañ si saytox quartier yi maanaam tey bu ñuy dugal comme ni as di wax benn produit en ndenaat nañ jël liste bi ñu ne kat liste bii waa ndenaat defoon mu ngi nii liste bii pencum Dakar bi joxe seen ndenaat mu ngi nii ñun waa Yoff Mbollo TV ndenaat am ngeen fii ñaar fukki personnes yu ngeen war a jël c'est un exemple waa ndenaat xool ne 20 personnes yu jël yi kat bokkuñu ci liste Yoff Mbollo TV ci liste état bokkuñu ci liste pencum Dakar
donc ñu jël ñaar fukk yooyu pour doublon yi bañ a am certes liggéey bu xala jafe lay doon mais buñ si buñ si toogee rek dinañ si kii ñun nag maire ñu ne suñu paree liste yooyu yëpp tegu ñun maire nañ fexe ba quartier bu nekk ñu dolliwaat le minimum 200 ba 250 encore mais tamit 250 yooyu parce que ñun ba njëkkee waxtaan 150 millions la ñu waxoon léegi ministre ne nañ pousse ba enveloppe ba 200 millions 200 millions yooyu yëpp dañ koy jëndaat dund jënd ko ceeb jënd ko diwlin jënd ko suukar ainsi de suite pour lii xam ne matul ñun ñu fexe ñu complété ñu xayma ne tey jii ndenaat bu fekkee am na si bourse de sécurité familiale ndenaat am na defe naa 200 environ am si séddale bi 300 muy 500 familles am si Yoff Mbollo TV 10 un exemple 10 muy 500 donc 50 am si pencum Yoff 4 pencum Dakar 4 muy 554 maire dolli ko 250 wax fa dëgg yàlla ndinaat li fay manqué du bari parce que 575 familles si biir ndinaat lu fay manqué du bari ainsi de suite donc bu ñu defee lii defe naa ne ñëpp li ñu naan dañ naan day diw moo laal diw te dañ ne nag comme ni ñu ko wax nañ ko jox ñii ko soxla ñii xam ne ñoo ko war a am dama doon joxe exemple ma ne tey boo ñëwee ndinaat jox sama yaay benn kit yàq nga benn kit parce que war naa ma jëndal sama yaay kit boo ñëwee jox yaayu aas yàq nga benn kit ainsi de suite parce que tey dañ ne lépp jël ñu jël ko jox ko ñi xam ne donc ñoo ko yeyoo mooy ñi xam ne tey ñooy ci population te gis nañ ne ndenaa wax fa dëgg yàlla bu ñu fa génnee 550 familles parce que du yëf fi personnellement duñ ne dañuy jox Abdou Nar personnellement dañuy jox la famille de Abdou Nar jox la famille de Amadou Ka jox la famille de As ainsi de suite parce que famille bi mooy yow sa soxna ak say doom loolu la ñu tuddee donc une famille donc daal defe naa bu ñu defee loolu yàlla na def Amadou li xam ne donc moom la ñu doon def lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm am na loo xam ne donc suñu paree donc nañ si waxtaan mais commission boobu defe naa ne yéen kan moo leen di représenté Amadou yow Ndiagaye sax la ñu wax ne moo représenté Yoff Mbollo TV As yéen après vous allez désigner quelqu'un donc Aziz Mamadou Mbeng te ñu gën ko xam ne di Papa Kara moo représenté la mairie léegi woon commission boobu xam ne Yoff Mbollo Yoff TV moo ko composé mairie Yoff imaam yi ak APEXI ñooy dem waxtaan si li nga xam ne tey décidé nañ ko fii xool nag nan lañ koy defee bu leen neexee commission bi décidé ni nañ ko defee enveloppe financière jox ko nit ñi bu leen neexee commission bi ne nañ jënd ceeb ak diwlin jox ko nit ñi bu leen neexee loolu commission bi ñooy waxtaan commission boobu tamit ñooy waxtaan ak quartier yi bu ngeen defee dispatching ba pare ñu ne kat quartier bu nekk am na temps si lii commission bi mooy waxtaan ne kat paaru ndenaat ñaar fukki kit la mu ngi nii nañ dem waxtaan ak comité gestion ndenaat ak comité fa nekk ñu jox ñu yenn tur lañ siy def ñu àndax télé bi parce que tamit lu ñuy def rek mooy li ma waxoon télé bi yàlla dimbali nañu mu ngi fi ñu àndax télé bi lépp amaat transparence ñu bañ a wax ne kat xam naa Amadou ni mu wax ni fan yi tax nelawul waa dëkk bi xam naa ñu naan Amadou lekk na xaalis ba dem na nàngam waa yow TV dañu jël noose nañ ko nàngam yëkk bi moo bindoo noonu fokk nit ñi wax faw nit ñi wax mais ñun rek nañ am conscience ba nga xam ne mooy lu ñu liggéey lépp ci transparence lañ ko defee jaf na ko donc comme ni ma wax le président de l'APEXI ñëw na xam naa as na ko rendre compte mais dañuy jël xaalis bi jébbalaat ko le président donc de l'APEXI bu ñu paree nag ñu wax li xam ne donc moom la ñu wax comme ni ñu ko waxee jëlaat nañ lépp imam jébbal ko APEXI léegi donc APEXI moo jiite commission bi xam ne mooy commission bi ñu wax ni commission de distribution bi xam ne moo jógee si yëf yi jëm si Mbollo TV donc président APEXI yëf yi 8 544 500 la en espèces à 2 tonnes de riz ak 28 pièces yoo xam ne pour wax suñu sant waa Yoff gépp sant bu baax waa Yoff TV si liggéey bi xam ne def nañ ko comme ni ñu ko waxee woon léegi la commission boobu dañu xaar APEXI convoqué la réunion rapidement maire yi comme ni ma ko wax Mamadou Mbeng moo ñu représenté Yoff Mbollo Ndiagaye sa moo leen représenté imam Bass moo représenté imam yi yéen APEXI yéen a jël kenn par ngeen def la commission rapidement xool yëf yi nan la ñuy def pour mu àgg si nit ñi on a dit as les critères dañu si bañ a ñëwaat yëpp ñu lay expliquer tout ça donc daal ñu ngi sant waa Yoff gépp di gërëm waa Yoff gépp di